Gandiaye Info ñu ñëwaat ak yéen seen beneen numéro bu bees seen émission bii di sama notable tey ñu dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci diggante Thiomby jàpp Gandiaye ba Mboxodoof Xalambaas Gambul mu nekk fu ñuy wax Ibrahima Faye Ibou Faye nekk enseignant de profession nekk aussi ki nga xam ne moo jiite woon communauté rurale bu Thiomby nekk aussi tamit koo xam ne doon yëngu ci wàllu sport defe naa loolu sax si la ñuy tëjee lu waral jaxu beeg yu demee noonu dinañ si ñëw incha allah mais avant ñëw continuer dañ koy bàyyi mu nuyoo sëñ bi Faye nuyu nañu. waaw sëñ bi Diop maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma invité fii ci seen agence de communication bi ñu ngi tuddee Gandiaye Info TV. jërëjëf sëñ bi Faye xam naa aussi bi ma koy présenté dafa am ay casquettes yoo xam ne dama ko jotoon a jàllale mu nekk ki nga xam ne mooy vice président suivi et évaluation ci commune boobu di Thiomby nekk aussi secrétaire général de JIPA mu lëkkale Thiomby ak Gandiaye mais tey li war a yokk suñu daje bi tey muy lan wàllu vol de bétail parce que dafa nekk loo xam ne aussi dafa sonal ñi nga xam ne ñoo bokkee ci arrondissement bu Ngor muy jàpp commune Sibassor Diya Njëbel Thiomby Gandiaye tey nag ñu toogoon bu si waxtaan ak moom sëñ bi Faye vol de bétail maanaam càcc jur gi pour ñi xaw te dégg wàllu nasaraan càcc jur gi tey boo ko doon wax ci commune de Thiomby loolu ñu ciy wax. waaw commune de Thiomby wax naa ko ci ay rajo dama koy wax it ci ay ndaje mooy daal lëmbee suñu commune te loolu it a nekk mandarga boo xam ne xamewuñ ñu ko woon càcc soo ko déggoon benn yoon di nga toog ay ati at doo ko déggati mais dëkk yi ñemewuloon a sàcc sax léegi dañ fay sàcc ña fay sàcc nag ñu gën a bëri ñooy suñu naataangoo yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal parce que séeréer nag daa wax ne ki xam ni ngay tëdde moom moo mën a ñëw sàcc la moom la ñëw sàcc la kon su ma la déggee mu ngi mel ni sàcc yi duñ gan suñ biir mais ñu nag ñoom ñoo dëkk ñoo bokk yenn pénc yi loolu aussi dëkkandoo yi ñi nga xam ne ñun ñu dëkk sàcc yi dëkk suñ biir yan taxawaay la ñu war a am jëmale si ñoom. waaw xam nga taxawaay bi ñu war a am mooy que ni ko mag ña noonu doon defee jamono naam suppeeku na mais am na ay pexe yoo xam ne mën nañ ko tëral parce que fi ñu nekk ci dëkk yi bu fa sàcc dëkk fa lañ njëkkoon di def mooy oola ca penc ma ñëpp ñëw teew ñu wax ci yow loolu ñi ci amoon jom dinañ doon jaar foofu bàyyi càcc ñi nga xam ne nag bëggoon nañ koo jéem dina doon dem ba nga xam ne duñ ko defati duñ ko def donc matuwaay yooyu ñu jëloon mën naa wax ne mën nañoo continuer di ko jël nguur gi jël na ay matuwaay naam mais matuwaay bi balaa muy mën a antu ñi nekk ci terrain bi di ko jëfe waaw parce que ni nga ko waxee nguur gi jël na ay matuwaay parce que boo xoolee sax lii di vol de bétail criminalisé nañ ko muy que ne ku ko jël ku ne moom daan yu métti mën na la si fekk mais est-ce que ñun tamit duñ complice parce que da ngay dégg léeg-léeg si dëkk yi ñu naan kii ndeyu sàcc la wala kii sàcc la alors que kenn du jóg dem dénoncé ji ko. non ñun kañ ñun ñooy gars yi parce que nag su sàccee ngeen xam ko ba xam ne kii xel la daa sàcc ba ay temps sax ngeen gis lim sàcc su ngeen ko tegul ci yoon ndax bokk leen vous êtes des complices fu ñu ko attee dañ leen fa war a attee yéen ñi nga xam ne xam ngeen ko ba pare te bañ cee def li ci yoon wax ndax ay bokk donc ay complice ngeen waaw complicité boobu nag moom lañ war a xeex. parce que léeg-léeg sax mën nañ jël sa jur ñu la boo indee pan
ñu delloo si la ko wala yu demee noonu day mel ni complicité bi nga wax rek moo ci am. waaw donc léegi ki nga xam ne nii tey peut-être nee na sama jarbaat la wala sama goro la wala nangam la ba tax mu bëgg ko sàng sutura kooku tey ban message nga koy jox moom. non message bi ma leen di jox rek mooy que nañ dellu ci li nekkoon suñu aada ak suñu cosaan. mooy suñu aada ak suñu cosaan su nekkee ñun ci séeréer mooy njub. waaw mooy gëm yàlla. mooy nangu liggéey. loolu defe naa suñ ci delloo lii nga xam ne mooy feebar bi dina wàññeeku. te yooyu ma lim diine yi yëpp dañ koy jëfe dañ koy wax dañ koy jàngal nit ñi donc suñ jàppoon ci loolu ah dama defe ne lu bëri dana faju ci li nga xam ne mooy càcc bi yaay càcc li ñuy wax yaay sàcc moom ñun la rek waaw sàcc buñ dooleel la rek mu nekk ci dëkk bi ah ñu jox ko cër sàcc yi di sàcc di ko jox muy jaay mbaa muy jàllale waaw. combat bi contre sàcc yi maanaam di xeex defkatu ñaata yooyu nga xam ne ñooy jóg guddi di jël alalu jàmbur yi wala bëccëg sax sa fas dem sa àll bi wala sa nag wala sa beneen jur ñu jël yóbbu mu nekk combat boo xam ne am nga ci taxawaay te aussi yaa ngi koy mëne parce que si fàttali bu yàggul bi ñu dajee coom bi monsieur le maire doon séddale ko ay tonnes ciment jëmale ko woon si ñu yàqule woon si nawet bi nekk na discours boo xam ne aussi teniroon nga ko foofu est-ce que tey combat boobu am nga ñu la siy gunge. ah combat bi nag du yombee noonu mais du ma ci nekk man ket parce que am na dëkk yoo xam ne ñoom dévoilé wuñu seen stratégie mais ñoom aussi ñu ngi ciy xeex ci suuf. ñu ngi xeex ak seen méthode. ci seen méthode ba dëkk yooyu sax am na ci yoo xam ne fi mu nekk càcc xaw naa faa wàññeeku parce que nit ñi nanguwul nag li nga xam ne moom la ñu ragal mooy lëkkaloo bi war a am ci ñun ñi nga xam ne ñun xeex càcc moomu moo war a am lëkkaloo boobu am na ñu ko ñemewul am na ñuy nëbbatu donc loolu rek mooy xaw a gàllankoor xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex mais ñëpp suñ takkoo parce que gis nañ ci comité de vigilance yi nekk ci quartier yi mais ñëpp déggoo ci dem ba gendarmerie signalé leen ñu installé leen dans les quartiers en tout cas ñun ci quartier bi ñu dëkk fii Gandiaye Diamaguène de wàññi woon na ci lu bëri wàññi woon na ci lu bëree bëri parce que xale yi dañ fa doon nekk ci guddi gi di aar li nga xam ne mooy koñ bi xam nga stratégie yooyu aussi stratégie yu am solo la ba am na quartier yoo xam ne suñ ko fa defee ah sàcc yi duñ yàpp quartier ba parce que doomi quartier ba suñu gisee ne yow ñu ngi lay tuumal ci loolu suñ la gisee nga génn rek waa mos na am suñu quartier xale yi dañoo wax ne à partir de minuit daal bu kenn génn ku nekk gan dugg fi aussi danañ la interpeller soo waxee lu leeroon dinañ la jëbbal gendarmerie donc bañ ko defee ña fa dëkk ba ca benn waay génnee ci guddi xale yi dañ koo song ba mu dellu fa nga xam ne moom la foofu la jóge woon waaw. ah loolu defe naa lu baax la waaye tamit xam nga il faut que ni ma ko mën a waxee mooy autorités yi dugal seen loxo parce que yaakaar naa muy man muy yow muy keneen kenn amul droit defal justice boppam parce que même xale yooyu de ñaanuñu ko yàlla mais buñ ci jote wala nit ba gaañante wala ba duma ko duma yu métti wala yooyu yoon mën na dal seen kaw donte liñ doon xeex yi tamit seen. waaw xam nga kenn mën da atteel sa bopp yoon mu ngi fii yoon am na tegtal yu mu joxe comité de vigilance yi aussi suñ leen taxawalee am na lu ñu leen di wax que ñoom nañ fexe rek ba jàpp suñ jàppee nañ jébal yoon def liggéeyam waaw am na nag ay souvent des dérapages yuy am yooyu incontrôlable que balaa ñuy xam ne war nañoo yóbbu sax ñu def ci sàcc bi waaw doo koo laal ba nga xam ne suñ koy def jébal ñale day xaw a nekk ci ay complications waaw. ok ni nga ko waxee aussi léegi sa wax yaa ngi ko doon yóbbu di jëmale ko ci wàllu aada ne bu njëkk bi ñuy dund cosaan dëgg-dëgg sàcc demee wutoon nii boo ko déggoon bala nga koo déggati day yàgg te aussi si askan wi nga bokk muy askanu séeréer donte ñu ngi commencé nga baal ma ñu ngi fi commencé di gis ñoo xam ne ñu ngi jël alalu jàng mais bu njëkk ba ñuy dund cosaan bu naan ne loolu amutoon si milieu séeréer wala boo ko déggoon bala nga ko déggaat day yàgg léegi nag séeréer bi moo bàyyi cosaanam wala monde moo àdduna moo changé ba jikko yi yàqu wala am na benn ndaw suma déglu mu ne dañoo wax ne àdduna moo changé
te moom gisu ci changement parce que mu ne suuf sa nan meloon ba léegi noonu la mel jant ba fan doon jógee foofu lay jóge ba léegi asamaan si ni mu meloon noonu la mel ba léegi donc nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo soppeeku ñoo soppeeku parce que bëgg-bëgg yu bari nag mooy indi soppeeku yooyu bëgg-bëgg bu yu bari mooy indi nga dugg ci loo xam ne du noona dugglante aussi ci ay xeet dinay tax nit soppeeku loolu yëpp am na moo tax ñu ne suñ dellu woon ci aada ak cosaan nekkul ne lépp a baax ci aada ak cosaan nag parce que am na loo xam ne dañ koy adapté ci contexte bi nga xam ne moom la ñuy dund mooy jom muy aada muy cosaan muy jamono ji ñuy dund jom moom daa war a nekk ci nit jom nit daa war a am jom nit daa war a amaandu nit daa war a doylu nit aussi daa war a nangu liggéey gis nga loolu soo ko booloo utul jamono jale ak yii na ko bale nangoo woon noonu la ko bii nangoo te ña doon dund boobu ci seen diine bopp sax diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk muy islam ak christianisme ñoom sax loolu seen arme la kon kañ ku koy def mënoo oo sa bopp jullit mënoo wax ne aada nii la woon ak nale parce que boo xoolee dañoo gis ne diine ji léegi la gën a développé fi mu yegg tey yeggutoon fa bu njëkk mais ñaawteef yi wala càcc géeg yooyu ci la gën a avancé est-ce que parce que dañ doon wax bu njëkk les valeurs ceddo peut-être tey boo ko waxee xel yi dem ci yéefar bi mais est-ce que ceddo carrément mooy yéefar parce que bu njëkk ñu wax ceddo du fenn ceddo du def nangam ñun moom ci séeréer ceddo du yéefar ñun dañoo gëm yàlla ba tudde ko roog seen am na ñu ciy cooñ sax suñu mbokk alpulaar yi di ñu wax ne dañ koo jox sant di ngay utal yàlla sant waaw mais ñun joxuñ ko sant dañu wax ne seen Dieu est partout et nulle part ni ko tubaab di wax Dieu est partout et nulle part waaw roog seen donc loolu vraiment lu am solo la ñun ñu gëmoon ko te ceddo yi te ci ceddo yi dañoo nekkoon ñun soo jëlee nguur yi Saalum ak Siin bi ma gën a maîtriser ceddo daa nekkoon ku xarañ ci ay laaj ku xarañ ci enquête koo xam ne it suñuy dem xare moom ci ñiy bokk ci armée bi la bokk di xeex loolu moo nekkoon liggéeyam ñu di ko ooy ceddo mais dem nañ nag ba nit ñi defee ne ceddo mooy ku gëmul yàlla ceddo mooy mandikat ceddo mooy leneen mais ñun nag ci suñu conception ceddo ci séeréer en tout cas ñun noonu lañ ko gisewoon kon maanaam si séeréer ceddo du yéefar bi mais mooy ki nga xam ne ni amoon na njàmbarte amoon na aussi xarañte amoon na xel mu sell maanaam waaw aussi bañoon na gàcce waaw ñun de loolu lañ jàpp ci suñu définition ceddo seen définition séeréer xam naa juste dañ si aw rek jàll parce que boo waxee culture séeréer wax li nga xam ne moo di Buur Siin semaine bi si ginnaaw ñu doon introniser Buur Siin nga fekkee woon ko naka ndaje ba ndax neexoon na non man xam nga dama bëgg kontaan ndax loo xam ne lu amoon solo la ci ñun bokk ci suñu dund jamono lu mu tëral yi ñu taxawal ko dina am sas yu ñu leen sas du nekk sax président nekk fii buur nekk fale non buur suñ ko adapté ci contexte bi daa am charge yu ñu ko war jox charge yu ñu ko jox mooy mu défendre la culture séeréer mu défendre la communauté séeréer mu défendre la langue séeréer mu aar leen mu fexe ñu aar leen ci jëmlanteeg moom nit ñi parce que am na yeneen pal yoo xam ne su weesoo buur fal nañ ko fa ñooñu ci seen bopp dañoo am mission am liggéey boo xam ne war nañ koo def ok kon néew ne buur bi kese la ñuy kii mais dañ genre gouvernement lay doon day am yeneen gouvernement la man am na ci ñu ma mën a lim rek ci gouvernement waaw xam nga jaraaf mooy su ma koy méngale ci tubaab président du conseil constitutionnel parce que moom mooy fal buur buur it su faloo Farba moom moo yore les forces armées jal gi mooy le ministre kii nu mu tuddati Bissi mooy le ministre des affaires étrangères donc moo doon organiser les audiences ak yëpp donc yooyu amoon na fa ak saltige yi nga xam ne ñoom ñoo aaroon Siin waaw parce que lu war a ñëw boobu cër bi ñu leen gis am nañ xam-xam am nañ gis-gis ba nga xam ne lu war a xew dinañ ko mën a gis te dinañ ko mën a yeggee buur bala moo yegg si waaw ñu gis aussi ne buur bi keroog bi ñu koy fal ñu ngi koy yëngal si fas
parce que su ma jumul fas yu xonk la woon am ay quelques ay mandarga yu def maanaam fas yu choix la wala na nekk si fas daal wala bii day choix la woon parce que buur nekkul kenn n'importe quel fas lay yéeg bii day ci information bi nga xam ne am naa ko sax mooy suñu meenu ndey bi ñuy wax méngéey ñoom ñoo wari woon fas bi ba jële ko jox jox fas bi juróomi topp la yore ñeent ci tànk yi ak benn ci jëb gis nga nam yem it donc loolu dañ koo taamu woon ci xeeti fas nit ñi sax suñuy ut fas aussi am na ci li ñuy taamu ci fas parce que fas nekkul n'importe quel fas nekkul n'importe qui mooy yore n'importe quel fas donc ku nekk daa amoon fas bi nga méngoo ak yooyu mais noonu daal loolu la woon fas suñu symbole la ci Siin lu am solo la. mais du n'importe quel fas. waaw fas nga am ay maanaam ay critères yoo xam ne dañ ko de sélection. waaw donc ne fas bu jóg rek da nga koy mën a doon. voilà c'est ça. bu la soo mel na ni buur aussi am na ñu ko teewaloon ci yeneen dëkk yi. waaw xam nga buur am na ñu ko teewaloon ci ay dëkk soo jëloon Joyin. dëkk bu yem ni Joyin. maa Joyin moo fa doon ne. maa Joyin waaw. Maat Joyin lañ koy ooyee mais nekkuloon buur bi nga xam ne mooy de Buur Siin mais buur moo ko fa yóbbu tudde ko Maat Joyin. genre ambassade wala ambassadeur wala yu mel noonu la daal. Njoob san gi la fa doon envoyé muy san gi Njoob donc dëkk bu nekk am na ay dëkk yu ci ay jaraaf nekkoon jaraaf yu ndaw yooyu am na ñoo xam ne ay saasaax ñoo fa nekkoon donc fu nekk daal buur était représenté donc ñooñu ñoo nekkoon ay ñoo xam ne dañuy yëngu di nekkal ko fa ko. est-ce que ndawu séeréer yi aussi yëpp ñu ngi au courant de tout ça recherche bi ne ci li nga wax nii yëpp donte am na loo xam ne dugguñ ci sax est-ce que mais tamit njaboot bi ndawu séeréer yi est-ce que ñoom xam nañu recherche boobu wala ñu ngi ciy gëstu wala ñu ngi koy dund ba léegi. waaw am na xale yu gëstu de nekkul xale yëpp xam nga jamono bi ni ma ko waxee nit ñi dañoo wax ne moo suppaleku mais nit ñëw suppaleku parce que loolu ñun ñu doon def am na ñu ko jàppee caaxaan te nekk ay doomi séeréer mais xamuñ ne benn valeurs yi nga xam ne moom la séeréer amoon moom lañ leen bugg a inculquer à travers loolu te valeurs yooyu ku ko yoree da nga mën a dund foo nekk ci àdduna da nga fa mën a dund te problème boo jonkanteel da nga ko mën a dépasser donc loolu moo ci am solo mais li ci gën a bëri am na xale yu koy réere mbir mais am na xale yu yëngu ci gëstu di seet pour gën a xamloo seen morom vraiment li nga xam ne mooy ñun valeur séeréer mooy culture séeréer. waaw mu mel ni yéen tamit yéen mag ñi ñàkkul am nga ay mbootaay yoo xam ne yéen a ngi koy def pour. waaw man de am na mbootaay bu ma bokk. mbootaay bi sax ñu ngi koy wax ay mbootaay WhatsApp boobu ñun ñu ngi ko tuddee ak Carinda séeréer a xool. mooy lan mooy ëtti séeréer bu set. bu set wecc. foofu sax soo fa waxee. ab loo xam ne am na ci séeréer. dinañuy génne benn xob boo xam ne daa xonq mooy carton rouge. li tubaab di wax jox la ko waaw soo fekkee aussi wax nga jubul am na mag ñu fa nekk di ko di jubante waaw kon daal lépp loo xam ne nii mooy culture séeréer di aada séeréer yéen ñi nañ koy jéem a jëmmal seen façon waaw ñu ngi koy jëmmal waaw parce que même tey soo duggoon ci ñun ba di waxtaan lañ constaté mooy que feebar sax soo ko yoree soo ko yëgee ci biir groupe bi dina am ñoo xam ne dañoo wax ne feebar tel day soo dee jëlee tel garab nga def ko yaakaar nañ ne mën na koo faj mais xam nga garab yooyu ñuy wax du bida parce que luy faj man gis naa ko ak chinois yi dañuy ñëw fii jël suñu garab yi def ci ay produits di ci faju ñun aussi war nañoo mën a jël ci suñu garab yi ñu ko maam yi doon defee di faju ça c'est pas archaïque mais day faj loolu day faj sunguf si nga xam ne dañ ko dëbb jële ko ci garab yi nga di ko jël am na yoo xam ne day faj donc nit ñi nañu xam loolu nekkul ay yëfu caaxaan loolu aussi ci groupe bi dañ ko ciy partagé. jërëjëf papa defe naa li nga wax ci càcc gi wax ko ci li nga xam ne tamit mooy valorisation culture séeréer am na solo xam naa bala ñoo tàggatoo rek dañ lay wooyee jaxu waaw lu ko dal jaxu papa waaw bi may jàng école amoon nañ benn directeur bu ñu tuddoon Mamadou Diouf comme que man damaa xawoon a ponkal mu méngale maag benn alkati bu nekkoon Gajaay di ko wax jaxate waaw
mais bi ma demee ci dugg ci biir football bi nag ñii dégg jaxu dañoo dem ba jël jaxu boobu def ko jaxu gay bu AS Police. jaxu bu AS Police waaw parce que fii nag football naa bi day daal ak suma gars yi daal def nañ lu bëree bëri fii. jot ngaa def say jaloore daal soo football fii moom am na lu bëri luñ fi def. moo tax sax dañoo defee ne nawetaan moom dundatul sax parce que suñu jamono moom vraiment doon dund la quoi. kon amoon na ampleur. ki nga xam ne jàngalekat la ñu gis benn xëccoo buy am léeg-léeg ci diggante jàngalekat yi ak gouvernement bi ban impression la lay jox. man daal li ma mën a wax mooy revendication moom toujours day am au niveau syndical. plateforme revendicative nag suñu ko déposé. dem ci négociation. grève mooy solution ultime bi. suñ demee ci négociation parce que man li ma xaw a jaaxal mooy que syndicats yi ak gouvernement bi dañoo dem ci négociation mu am accord yoo xam ne nee nañ xaatim nañ ko mais la des kañ mooy application man foofu dematee gisul lu ñu war a xëccoo état moom moo engagé wu te suñu président waxoon na ne moom bu leen signé loo xam ne kenn mënu ko def lay ñu signé mais lay signé nañ ko respecté suñ ko respecté ah xayrul nga xam ne jàngalekat yi dana xam ne ci seen plateforme bi lañ ca nangu woon kat appliqué nañ ko du tax nag xeex bi taxaw syndicat moom loolu la mooy xeex améliorer les conditions d'existence de ces militants. maanaam comme vélo pédale la daal bu taxawee rek daanu na. waaw su taxawee rek daanu na day continuer rek di. est-ce que yéen tamit des fois da ngeen ñu nax état bi ba signé loo ko mun koo xoj nag. non état xam nga l'état est intelligent xam nga état moom daa am ay conseillers ci mbir mu nekk. ci njàngale ci syndicat ci leneen ak leneen. kon kañ mënuñ ko dugal ci foo xam ne bëggu fa dugg parce que su fekkee ne ñi muy délégué dañoo xarañ mun négociation syndicat yi envoyé ñu xarañ luñ tënk kañ day nekk loo xam ne ñu xarañ ñoo ko meññ su ko defee nag nañ ko jëfe rek. mais aussi waaw état ko jëfee li nga liggéey si jëmale si jàngalekat yi mais aussi yéen seen biir tamit comme ni nga ko waxee wàllu syndicalisme dafa nekk loo xam ne dafa am doole si wàllu enseignement bi mais su tamit yéen syndicalistes yi si boppam. ñi nga xam ne ñoo nekk si enseignement bi. ñun léeg-léeg donte kii woo si mais léeg-léeg dafa am ay syndicalistes yoo xam da nga ñuy gis ñu fës bu changement kii régime amee ñooñu dem au pouvoir. ñeneen ñëwaat fës. xam nga la lutte du politique tamit comme les autres politiques. fi mu nekk moom syndicalisme c'est de la pagaille. man noonu laa ko mën a ooye c'est de la pagaille c'est du n'importe quoi. un syndicalisme doit être organisé. ba nga xam ne état du am moyen pour. infiltrer leen mais qu'est-ce qu'on a fi mu nekk nag problème bi mooy état bu fi nekk day essayer créer sa centrale syndicale mettre ça ses individus ñuy xeex en défendant les valeurs de l'état du ma wax de l'état mais du gouvernement du état rek mais du gouvernement de sa politique éducative su ko defee nag toujours day retarder négociation yi ensuite aussi ñenn ñi dañoo dugg dans le syndicalisme def ko un syndicalisme d'affaires pour se faire des choses ay parcelles yu ñuy dagg ay yu kenn xamul donc looloo tax un mouvement syndical enseignant bu effrité wu ba nekk ay plus de 20 à 25 syndicats d'enseignants mais c'est de la pagaille pour ce pays et les luttes ne vont pas aboutir moo tax gouvernement bi aussi di leen kale man noonu laa ko gisee quoi. dafa am ñetti baat yu ma yomb di dégg enseignants yi di ko wax. ñetti baat yooyu mënu ma ko comprendre bu baax. ma bëgg nga leeralal ko ñi nga xam ne ñoom suñuy téléspectateurs yi ñu seetaan. muy acte. baatu acte dama koy dégg intégration ak rappel. ñetti baat yooyu noonu xam nga ku ñu intégré mooy ku nekkoon fële. nekk ca wàll ba. ñu jël la dugal. dugal la ci xam nga ñun xeexoon nañ bu baax a baax li ñu doon wax le volontariat. ak la contractualisation mosuñu cee d'accord suñu xeex yëpp mooy na état bi jël ñooñu en charge intégré leen def leen ay fonctionnaires mais donc comme que état bi def leen a jël comme ay volontaires ay contractuels ñu nekk fële ñoom dinañ xeex pour ñu intégrer leen loolu mooy intégration acte bi nag mooy la nga xam ne état bi ci boppam xaatim na ko wone ne ñoom diw day war nañoo dugg ci lii ci fonction publique acte boobu moom la gars yi di jël pour dem fonction publique pour ñu seet ndax intégration yeeg yooyu am na. mais intégration mooy acte bi. waaw après c'est lay intégré. ci ngay dem defi ay démarches. parce que waaw xam nga daa waroon a automatique. parce que soo déggee rappel la c'est que ça n'a pas été automatique si c'est automatique juste nga génne fale dugub bi rappel du fa bëri ñun
suñu jamono amoon naa rappel yu gën a ngand sax yi nga xam ne mooy am léegi mais ñun dañ doon nekk un stagiaire def ay année am son diplôme professionnel ñu bañ laa intégré saa bu ñu ñëwee nag ba titulariser la lañ doon wax suñ la titulariser nag la nga xam ne moom moo passé dañ la ko doon fay mais fii nag xeex bi nekk entre état ak syndicat yi mooy que actes yi ñu war a def pour ñu intégrer leen souvent état bi day bugg a bugg mu rétroactif mooy mu commencé ca départ ba ci fi cappandaw mais day bugg a limiter affaire bi su ko fekkee nag gars yi nekk foofu di xëccoo di muy dugal tuuti di waaw donc loolu conséquences yi yëpp mooy le système éducatif sénégalais est foutu en l'air quoi à cause de ces choses là et les responsabilités sont partagées parce que ñun bañuy xeex pour que ay recrutement yooyu bu am su fekkoon ne nit ñi àndoon nañ ci problème yi ñuy vivre duñ ko vivre ensuite état bi su fekkoon ne nit ñi suñ ci xaati moom lenn mu nangu ko daf koo appliquer problème yi duñu am mais qui est la principale victime c'est l'élève moom tout tànk li nga xam ne mooy jàng mooy victime bi kon nañ bàyyi si ñooñu xel monsieur Faye bu ko defee émission bi mu ngi xëcc jëm si jeex dañ lay bàyyi rek sa mot de la fin ak say tàggatoo daal non mooy gërëm leen sant leen gërëm waa dëkk bi aussi sant leen di leen ñaan ñëw jàppale leen parce que kuy yëkkati sa baat ñu mën ko dégg feneen ku am solo la xam nga man nag wolof bi moom moo setul mais loolu lu am solo la donc ay xele ngeen dugg di yëngu ci lii dañ leen a war a dooleel jàppale leen pour que li ngeen mébét pour dëkk bi mën a antu man dama wax ne nit ku nekk fam feetoo naw béy waaram soo béyee sa waar rek la des nag ña béyul seen waar ñoom ñooy exposé wu mais nit ñi nañ béy seen waar ba pare dóor maintenant di wax ne lii ak lii ak lii ak lii waaw en tout cas di encourager la jeunesse ñu dugg ci réflexion te dafay faral di wax ne xeex booy dugg moom na nga am arme yi quoi mooy na nga gànnaayu ba loo fay wax nekk lu taxaw mais di wax pour wax moom li ma ci gis daa xaw a bari fii ñu dëkk te loolu amul njëriñ ci dëkk bi amal njëriñ kenn moo tax nañu góorgóorlu surtout yéen xale yi ngeen góorgóorlu di gëstu di laaj ba xam ba am arme boo xam ne sooy xeexi moom ngay yore nga naay bu mucc ay mais soo ko deful rek ndax dégg naa ne mun naa ne waaw kooku day tas jamono donc gërëm naa ñëpp sant ñëpp merci Pape defe naa ne ñaax bi am na solo ñu ngi la ciy jaajëfal par ma voix aussi équipe bu Gandiaye Info bi yëpp mu ngi lay jaajëfal di wax ne bi ñuy tàmbalee ñu fàttali moom mu ngi dëkk fi nga xam ne moo di Mboxoto di yeewoo fi nga xam ne moo di Gandiaye ok kon Papa Dji Faye jaajëfal nañ la di wax suñuy téléspectateurs ñu ngi lañuy wax dig daje fii ak 15 jours seen émission sama notable ñëwaat ak yéen ak beneen invité jërë ngeen jëf. Dance connection. Wizika. B-boy ass, A-boy ass, A-boy ass.